salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di kontaan seen teewaay fii ci siège yu feu Abdou Karim Seck mi nga xamante ni sama xarit laa ko tuddee mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm di doomu HLM Grand Yoff tey nag mbégte la contentement bu mag a mag pour man recevoir leen fii ngeen xamante ni mooy HLM Grand Yoff fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy suñu candidature aux prochaines élections incha allah au soir du 23 janvier 2022 yàlla mën ñu may li nga xamante ni moom la Grand Yoff yëpp di xaar si ñun. Alioune Badara Kébé nag footballeur la woon bëggoon ko nekk ci. yàlla dimbale ko mu dem armée génn football Sénégal servir fii Sénégal nekkoon sapeur pompier aussi di football ba yàlla yóbbu ko bitim réew social nag moom dafa bokk ci ñun rek ndax àdduna moom koo fi gis dañ koy dimbali muy dimbaliwaate ay patriote lañ dañu ñibbi ci suñu réew xool naka la ñuy bokkee ci développement réew mi moom la biographie bi fi chinois wax léegi ak Anta loolu suñu jaar-jaar la fii ngeen nekk siège la boo xamante ni ay footballeur ngi fi ay ñoo xamante ni amuñu fu ñu dëkk ay yeneen nationalité sax ñu ngi fi dëkk ñu leen di jàppale di ci jaamu yàlla te yàlla rek tax donc defe naa ni élection kenn du ko présenté ci ay kenn du ko préparé ci ay weer on est à 6 mois des élections defe naa ni depuis 2014 bi ma ñëwee vacances la comprendre que am naa beneen mission bu ma war a dox lu dul nekk en Europe di football ndax yàgg damay ñibbisi c'est la décidé arrêter sama carrière toog sama dëkk toog sama gox pour liggéeyal sama gox 7 ans après defe naa ni normal na population bi mën la porter et normal na yow tamit nga xool ndax attan nga ko pour que ñëpp ensemble ñu mën a bâtir un Grand Yoff meilleur ñun coalition la ñuy demee coalition bi nag amagul tur boo gisee coalition bi wutalaguñ ko tur c'est parce que dañu bëgg regrouper les fils de Grand Yoff parce que doomu Grand Yoff yi kese ñoo mën a defar Grand Yoff du tey jii maa ngi doon jël léegi exemple ci Rwanda di wax ni Rwanda exemple la ci Afrique mais c'est pas que Kagame qui est en train de faire son pays doomu Rwandais yi ñoo toog autour d'une table xool naka la ñuy defaree seen réew defe naa ni loolu moo ma animé pour répondre la sa première question mooy tey ñun fii lañ dëkk fii lañ am xëy na yàlla yóbbu nañu sepp ñu suñu ay biiri moroom def ñu professionnel j'étais le premier footballeur professionnel issu d'ici donc tey bu ma liggéeyee ba pare ñibbi ci sama réew di gis tout le temps lu ma metti defe naa ni bu doon jàppale nit parce que comme ni nga wax rek secteur bu ci nekk rek boo laal rek day metti am na l'éducation am na la sécurité ñi ngi rendre un hommage suñu sœur bi nga xamante ni wax dëgg yàlla muy étrangère bi fi génn àdduna tax na ñu defar lii nekk seen ginnaaw pour wax vraiment non à la violence parce que vraiment Grand Yoff étiquette bi yéen ñëpp ñi di liggéey ci presse xam ngeen ko te defe naa ni xale yi koo wax mu ni nijaay wutal ñu liggéey la réinsertion sociale bi mun naa ni parrain wu mun naa maison d'arrêt yu bëri man maay seen parrain depuis des années donc di leen jéem a indiwaat ci société bi man kese mënuma ko parce que état mi ngi fi parce que tey les instances de décision boo ci bokkul fi ñu koy waxtaanee li nga bëgg a def doo ko mën a def donc loolu moo ñu animé defe naa moo animé doomu Grand Yoff yi toog autour de moi pour ensemble ñu xool naka la ñuy joxe beneen xar-xaru kanam fi ñu dëkk muy Grand Yoff rawatina Sénégal. Social ak politique bokkul mais social politiciens yi social lañ ñuy naxee en fait pourquoi politiciens yi social lañ ñuy naxee yow xam nga ni à l'approche des élections politiciens yi dañuy dugg ci kër yi dugg ci koñ yi di may ceeb di may dëwlin di joxe ay tusi di joxe ay car di jox ay nit xaalis ñuy dugg ci oto yi donc loolu je pense que social la dañ lay xiifal ba nga xiif ñu ñëw jox la loo xamante ni yaa ko moom
pour nga voter leen ñun nag defe naa ni social bi ñun ñëpp defe naa nit koo fi gis dañ koy dimbali muy dimbaliwaate yàlla nag mooy tànn doomu aadama def si moom li ko neex mën naa ne man footballeur laa woon mosumoon xalaat sama àdduna dinaa toog ba naan damay nangu wala porter combat bi nga xamante ni c'est un combat commun mais tey soo gisee ma def ko mooy j'ai sillonné les rues tooguma rek pour mun a nekk fii di wax non dama ko sillonné dama ko jàng dama xam fi ma dëkk xam lan lañ soxla xam lan mooy besoin bi xam ni mën naa avoir des partenaires des investisseurs parce que Grand Yoff du commune bu ndaw commune boo xamante ne daanaka 500 000 habitants mi ngi fay yeewoo jeunesse bi di 70% jeunes loolu du ay caaxaan moo koy liggéey du ay parce que yaa ngi maye fii ceeb wala yaa ngi maye fii dëwlin non non donc loolu defe naa ni moo ma animé ak nit ñi tamit mu nekk demande Gallo demande la quoi demande la yéen ay taskatu xabaar ngeen je pense que da ngeen di sillonner da ngeen di gis et je pense que loolu demande la bu population ak yaakaar gu ñu am si man comme li ñuy wax nit bu amee di def boo ko doolee mu gën a def. bokk ñu fenn ñun Grand Yoff lañ bokk ànduñu wéeruwuñu topp ñu ci benn candidat wala ci benn mouvance ñun on est candidat képp koo xamante ni gis nga ni programme bi ñuy teg pour Grand Yoff doy na la wala mën nga ànd ak ñun ci liggéey bi parce que tey benn xel doyul moo tax ñu woote ni kaay leen ñu ànd liggéey kaay leen ñu toog defar suñu Grand Yoff kaay leen ñu toog ànd defar suñu réew parce que ñun ay sénégalais lañu sénégalais kese ñoo mën a defar Sénégal donc loolu beneen bi nag le programme bien sûr on a un programme boo xamante ni ci secteur bu ne parce que tey Grand Yoff dafa divisé wu dafa am Grand Yoff des cités am Grand Yoff village bu la neexee Grand Yoff des cités mën nga pavé tout de suite Grand Yoff village tu peux pas le faire tout de suite parce que dañu am problème canalisation dañu am problème assainissement donc loolu tuyau yoo xamante ni kër yoo xamante ni 5 à 10 personnes la woon il y a 50 ans bi ko suñu waajur yi jëndee tey ñoo ñëpp def ay étages du tuyau yooyu tey def ay étages ay immeubles ay 200 personnes di si yeewoo ñëpp di utiliser ndox mi faaw mu ball te mënuñu dëkk ci ONAS tous les jours di woote ONAS loolu il faudra ñu reprendre tout ce qui est assainissement foofu soog a mën a xalaat pavé wala soog a mën a xalaat suuf yi bëri na ci koñ yi ainsi de suite je pense que loolu yëpp dañ ko jàng dañ ko sillonné insécurité bii ñuy wax il faut que ñu jox ndaw ñi espoir il faut que ñu wutal ndaw ñi liggéey il faut que ñu xam ni nit ku nekk boo sañoon doo bon ku sañoon yaay am di joxe donc tey jii loolu yëpp dafa nekk suñu ay jàngat dafa nekk suñu ay joytu dafa nekk suñu loo xamante ni dañ koy dund tous les jours soo demee 100 mètres dafa am écurie Grand Yoff boo demee tribunal chaque jour yaa ngi fay fekk ay doomu Grand Yoff yu ñuy àtte mënumaa neex en tant que fils mënumaa neex man en tant que représentant de Grand Yoff di dem au niveau international di dem fu ne si àdduna bi di fier ni Grand Yoff laa dëkk fu ma waxee rek ñu teg dara ci deru Grand Yoff te man doomu Grand Yoff laa te defuma ko loolu moo tax ñu war a mun a taxaw pour xool naka la ñuy àndee ensemble pour defar Grand Yoff te damay dégg sama benn papa yàlla na ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng gisee nañu benn jour ñu toog di waxtaan mun ma moom fils ma ne ko naam mun ma li nga moom boo ko jëlul ku incompétent moo koy jël di si def li ko neex te doo si mën dara je pense que il est temps que jeunesse bi jël seen espace et seen avenir en main merci. ñun ñoo fi sonn ñoo fi dëkk ñun la nit ñi xam kon balaa ñu koy dénk di ko jox ay loxo il faut que loxo yooyu mu ñëw waxtaan ak ñun lan mooy programme am ak lan la bëggal Grand Yoff ak fan la mën a jëme Grand Yoff bii nga xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ ni bu yokkoo tamit barewul bi ma waxtaan ak ñoom ñëpp d'accord ak Khalifa li ma d'accord ak Khalifa mooy il faut ñu jàppale ko parce que dafa bëgg liggéeyam la bëggoon yeggale au niveau de Dakar te wax dëgg yàlla dañ ko indiloon premier ministre muy Mimi Touré enjeu bi metti woon na ci moom bi ñu waxtaanee mu ni lépp luy sport ak social dina ko teg sama loxo ci comme ci loolu laay dox ma campagnal ko physiquement parce que mën naa ni 2014 laa arrêté sama carrière internationale sama carrière professionnelle ndax vacances kese laa ñëwoon maa ngi doon jouer première division Danemark mën naa ni sama bàyyi football ci loolu la jaaree parce que gëm naa ni
dafa am beneen mission bu ma war a dox Grand Yoff bu dul nekk à l'étranger du football dama war a toog sama dëkk jaamu yàlla ci nit ñi. donc bi ma ko defee campagnal ko def ci li ma si war a def yëpp porte à porte def si sama doole def si sama kàttan def si sama xam-xam ànd ak population bi yàlla may ñu ndam yàlla mi dara tawul tax li ñu waxante woon peut-être que amoon na yéene pour social ak sport bi ma waxoon mais antuwul mais jàngal na ma jàngal bi mooy j'ai sillonné jàngal bi mooy je suis resté jàngal bi mooy j'ai appris xam naa fi ma nit ñi teg xam naa lan la ñuy xaar si man xam naa ndax mën naa ko wala mënuma ko même bu dee yàlla rek moo matal amul bi mu nekkee bi mu ma toog ay année gisante wuñu bi mu ko jàppee mu nekk prison ma seeti ko en tant que doom bi ma ko seetee en tant que doom kaddu yu mu njëkk génne si gémminam mooy il est temps que Grand Yoff ñëpp jàppale la kaddu yu mu njëkk génne si gémminam mooy il est temps que Grand Yoff ñu ànd ak yow loolu la ma wax ma ne ko dama la seet si rek en tant que doom parce que doom laa bu sa waajur nekkee ci tolof-tolof yoon la nga seeti ko donc defe naa ni loolu moo ma lié ak Khalifa mu nekk sama papa seeti naa ko ñaari yoon en prison bi mu génnee seeti naa ko barki démb ci dëj bi ña nga fa woon ñu koy jaale suñu yaay ji yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu mouvance présidentielle nag bi nga tudd léegi mun naa ni ñun ay ndaw lañu yu wéeruwul fenn fudul Grand Yoff quand j'ai vu le président de la République Macky Sall li ma njëkk wax mooy yow lu tax nga bëgg Grand Yoff man Grand Yoff laa am man awma leneen lu dul Grand Yoff su ngeen gisee muy présidentiel wala lu nekk lu ñëw rek ñu ni ma fan lañ jëm ma ni man bokkuma ñu ni ma kan ngay àndal ma ni kenn parce que man Grand Yoff laa bëgg bay nag ci say wowi tànk dañuy commencer fi ñu dëkk ba pare peser suñu bopp xool ban liggéey la parce que nit ki looy def da nga koy commencer sa biir kër on a envie de changer notre pays mais Alassane dañ koy commencer fii ñu dëkk mun nañ ñi tey social bi ñuy wax yamul Grand Yoff rek yéen yow Alassane ànd nañ bataille suufu pont yi ànd nañ feneen ak feneen depuis année yi ma doon ñëw vacances mais tey dañuy commencer d'abord suñu localité xool nañ lañ koy développer xool nañ lañ koy changer pour war a mën a yeneen jeunes yi nekk ci yeneen gox yi mën ci roy pour leneen donc tey ñun exclure ñu dara mais tamit képp ku bëgg ñu jàppale pour lu war a mën a développer Grand Yoff ñun ubbil nañ la suñu ay bunt